leen dee seetaan ñu ni neen la. kon nag ñu ni neen la. ñu ni neen la fii si GRTS ajuma bu nekk suñu juróom-ñetti waxtu tegee ak genn waal ñu bamtuwaat ko dimanche ñaari waxtu ci bëccëg kon nag bu ko kenn uute. Harlem Shake. Yes, Gambia Massive is the 11th. Place in ICT. Live. Ousmane Diallo, Lady Councillor, Combo South. Dalen Agjama. Okay, the International Women's Day is celebrated every 8th of March worldwide. But in the Gambia, it is going to be celebrated this month. We'll leave that to Ndeifa to Joe, who will deliberate more on that. Thank you very much. Before starting, I just want to say thank you. Thank you very much to Allah the Almighty, who has given us the opportunity to be here, and to all the relevant authorities who have, also had the confidence to allow us to sit here today. It is true that the International Women's Day celebrations is usually held on the 8th of March, unanimously worldwide. Here in the Gambia, we used to have it, we used to celebrate the day, 8th of March, but
couple of years back, the activities changed because the vice president, being the Minister of Women's Affairs, is usually supposed to travel to the United Nations for the CAU and CSW meeting, which is also during the period, celebrated during the period. And most of the delegates accompanying the vice president also leave during that same period. So this is one of the reasons why, you know, in the Gambia, we don't usually celebrate it. Of course, keynote addresses are usually issued by the vice president, and probably some activities are usually held on the grassroots. But the main International Women's Day celebrations is usually scheduled further. And this time around, it's been slated for the 29th to the 31st of May. Okay. Okay. And the program would be marked by an international conference on the theme Pan-Africanism and African Renaissance in the context of women's empowerment. Okay. Is Progress for All. That is the theme for this year's celebration. Okay. And there would be a 2-day conference, and the third day would be the actual March Past, where all stakeholders, be it government, ministries, and civil society organizations, women groups, all would be partaking in this very important activity. Okay, thank you so much. Okay, kooku mooy ki nga xam ne rek mooy Deputy Women's Bureau Director Ndeye Fatou Diop mu ñu doon wax li nga xam ne rek mooy programme bi ak naka laa tëddee si English. Waaye dinañ am ki nga xam ne mooy Fatoumata Dia moom mu wax ñu ko si Olof, ak Ousmane Diallo Lady Councillor Kombo South moom mi nga xam ne dinañu ko wax si kàllaamay soose. Waaye dañoo bàyyi rek suñu anti Fatoumata Dia moom tam mu wax ñu programme bi naka laa tëddee. jërëjëf Thiaray maa ngi nuyu ñi ñoo seetaan yëpp di gërëm yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamin ñu toogee fi tamit parti Her Excellency di Vice President te parce que moom moo nekk ministre bi nga xam ne mu amee mbiri jigéen ñi comme ni nga déggee Ndeye Fatou waxee ko rek li fi ñetti fan laa nekk parce que yéen ñaa jarul ma waxaat dana tax ñu change bis bi so ñetti fan yi dafa nekk 29 30 ak 31st 29 ak 30 bi nag dañu am international conference te invite nañ nit ñu bari am na ñuy jógee Sénégal am na ñuy jógee Nigeria am na ñuy jógee Ivory Coast am na ñuy jógee Turkey ba pare suñu UN dono si tamit am nañ organisation yi am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw UN Women nañ ñëw ñoom tamit ak ECOWAS ñoo xam ne dañoo lii ak women yi jigéen ñi rek ñoom tam nañ ñëw ñu fekk si tamit seen naataango yi nekk Banjul bu ñu àndaa ñoom nañ am conférence bi 29 ak 38 dafa nekk ci Pencami Hall Paradise Suite 31st bi nag moom lañ wax ne affaire yi March Past bi foog naa March Past bi ñun yëpp xalaat nañ ne weex lañ daan sol li tax ñu jël weex bi tamit weex mooy peace te suñ papa mi nga xam ne mooy président yi réew mi moom mooy suñ chief patron te moom gis nañ ko moom weex rek laa sol weex jaama la day indi surtout su suñ diggante surtout nag suñu yeneen naataangoo yi di ñëw from yeneen dëkka soo ñu leen dañ leen a woon rek ne Gambia ñun yëpp dañu solidarité jigéen ñi dañu solidarité dañ nekk si jaama moo tax ñun yëpp ñu ne ñu sol weex weex bi nag Thiaray li tax ñu ne weex jigéen ñi koo gis rek am na mboobu weex soo amul coton am nga popeline soo amul popeline am nga samba kuka am nga difin naka tudaa sax mbasañ cuub na nekk rek bu weex xartum na nekk bu weex rek boo ñoo gitin kenn ko demal nga dem jëndi beneen aso bi parce que jigéen ñi dañ dee sonal ci mbiri aso bi soo moo tax ñu ne na ñëpp sol lu weex waaye pour tojal lu weex li tamit mu gën a rafet wane ne si réew mi la dañ ne national flag bi moom la ñoo ñëw def ko kaala na am kaala bu ndaw na am kaala bu mag xam nga xale yi yéen seen masque yi bu ndaw bi moo leen a génnal ngeen teg seen bagay rek mag ñi tamit dinañ am